jërë ngeen jëf mbokk yi tey jii seen émission dossier sur table fas yéene dem ci benn gox boo xam ne mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar mu di Bargny ku tudd Bargny sa xel dem ci Sococim ak carrière ba fa nekk ak jafe-jafe yu fi askan wi di dund ku tudd Bargny jamono yii sa xel dem ci centrale à charbon bi nga xam ne nguur gi namm na def ko foofule ku tudd Bargny tudd port minéralier loolu yëpp daje ci benn gox moom ay jigéen nag yoo xam ne ay jàmbaar fëkk tëdd lañu di liggéey bu mucc ayib nekk jigéen yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu géej ak mbir yu baree bari ci wàllu jën soxna Fatou Laye Mbaye Diop demoon doxantu fa nemmeeku leen ñu wax jafe-jafe yu ñuy dund ci wàllu santé ci wàllu environnement loolu yépp la leen fas yéene dégtal ci reportage bi nga xam ne soxna Fatou Laye Mbaye Diop defal nu ko ca Bargny ak i jafe-jafe. ay booru midi jot géej gi ne selew waaye terewul am na yenn gaal ya fa ne ci jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi daal di toogee ne di noppaluku ñu ngi fii ci tefesu Bargny géej gelawu géej gi jaxasoo ak xeetu jën yi ñu koy nooyi fii waaye lu ko sorewul noonu ab air bu pollué te jaxasoo xeetu jën bi nga xam ne dañ ko daal di lakk li ni mel nag moom moo lay xeeñ boo yegsee fii ci situ Xelkom fii nag ay junni jigéen ñoom ñoo fi daal di liggéeyee lu jëm ci wàllu transformation lii di jën bi daal di koy jël lakk ko def ko keccax mu doon liggéey boo xam ne amul noppal ko benn yoon. bu fekkee jën bi diisul nag mën na def ay 25 yooyu noonu. soxna yi daal di nekk ci site bi di Xelkom jege loolu centrale à charbon bi ñuy woowee Sendou bi les centrale nag ñoom moo doon seen cauchemar. premier jafe-jafe bi mooy bi ñu déggee ni centrale à charbon nañ ko fiy def ak ñu xam li mu mën a yàq ci jaww ak économique lépp donc depuis 2009 ñu ngi lutter contre la centrale à charbon te xalaat naa ni depuis 2009 ay nit yu jël seen temps bépp consacré ci pour une centrale à charbon taxaw fi ci Bargny loolu rek premier jafe-jafe la. centrale bi ñu teg ko fi ci atum 2009 laata loolu taxoon askan wi bañ ko loolu ba tax ñu génn di manifester. ñun bëgguñu centrale bi tey bëgguñu centrale bi ëllëg sur le plan national et international nu ngi siy dox lu ñu mën dox moo wane ne centrale bii bindu ko taal jëppët te gis ngeen nu taal ko jëppët ñu taal lii jëppët ni la ñu fas kee taal lii jëppët. ginnaaw manifester yooyu ñu def yëpp terewul centrale bi daal dinay taxaw ci atum 2018 nag la tàmbalee liggéey boobee ba mu tàmbalee rek ñoom jigéen ñi daal di tàmbalee am ay jafe-jafe ci seen gisin. ñooy dem géej bu ñu ñëwee ñun ñu war ci terlu ñu ne am na ay ndox yu nga xam ne day tàng ñu war a sotti biir géej mu yàq ndox jën yu ndaw yi nekk ci biir géej loolu tam problème la fii ñu taxaw nii weer bi daaw ay mois de février. avant dañ daa xëy 7 heures du matin bi 6 heures du matin wàcc 0 heure sans problème mais léegi moom loolu mënatuñu ko. kon maanaam site bi da doon fees dell. waa da daa fees del fi nga taxaw nii daawoo fi taxaw ngir ay jigéen ngir produit mais léegi produit mënatuñu ko am jigéen ñi itam léegi ñu bëri wàññeeku nañu waaw parce que itam wér gi daal moo leen yombul. liggéey bii jëm ci wàllu keccax doon na loo xam ne dina indi ay millions ci soxna yi nga xam ne nag ñoom depuis 1 an jàpp nañu ne seeni koppar ma ngay wàññeeku ci wàllu woowu ndax nag liggéey ba na mu doxeetul noonu ndax centrale bi. mois de novembre 2018 ñoom si lañ commencé seen production donc yàqu-yàqu yi ñu fi dégg yëpp en moins d'1 an lañ ko yàqal waa Bargny. code de process nangam ndox nga xam ne mooy jóge si biir centrale bi te baaxul lépp dafa fekk suñuy production
feese ko yàq ko ba mujj gi ma dañu dem seeti huissier ak yëpp def loolu ñoom ñu gaawtu fay pour bañ problème am. perte bi gën ko évaluer parce que perte fu nit di liggéey boo xoolee kenn mënu kaa évaluer ndax foo xamee ne chaque jour da nga fa daan liggéey léegi di nga toog 2 mois doo fa liggéey parce que ndox ma daf fa taa donc am na manque à gagner bu nga xamee ne daf si bokk mais si ni ñu nekkee woon noonu rek bi ñu calculer presque doonoon na ay 1 million et quelques ñu fay ko jox ko jigéen ñi nga xam ne ñoom la seen jën yàqu woon mais nag loolu boo xoolee du ndàmpaayu yàqu-yàqu bi ñu xam ne moom lañ. ci wàllu koom-koom lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram itamit ñu koy wax ndax nag gis nañu ne ni ki saxaar suy jugee ci biir centrale bi lii di këriñ gi ax nag pënd bi ñu ngi ko juug muy mën a naaw saa su ne ñoom ñu koy daal di noyyi. xale yu léegi ku si juddu yaa ngi ànd ak sa maladie dënn xale yaa ngi sëqët xale yaa ngi de ñun ñi fi nekk itam di liggéey wax fa dëgg yàlla newuñu en bonne santé donc li ñu doon wax comme centrale nga fi dañu fi hôpital mais kay nga yóbbu hôpital da fekk mu am lu mu fajoo kuy am sa économie ku ko rey góoma ne dina am nga leneen loo nga xam ne boo feebaree di nga dem di ko fajoo. ñoom soxna yi fu ñu taxaw rek dañuy waxtaane centrale bi ak jafe-jafe yi mu leen indil ci wàllu wér-gu-yaram soxna si moom di nettali feebaram beneen ni moromam jàpp na lépp ma nga jóge ci saxaaru centrale bi. parce que saxaar si sonal na ma maa ngi saxaar damay saxaar day saw ma dem fenn kenn gisuma. ñaari façon saxaar mooy jóge ci site bile saxaar suy jóge ci centrale bu Sendou bi ba ca des di saxaar bu jóge ci site Xelkom bi te na ñuy lakkee jën bi soxna Fatou Samb di ci indi ay leeral. ku nekk xam na site de transformation nu bañ juddoo suñuy maamaat transformation produit halieutique daf fi sax boo xoolee noonu du métier mu ñuy jàng da ngay judd fekke ka continuer di ko def te ba ñu juddoo rek fekk ba léegi yàlla mi tiim xam na ne gisuñu kenn ko nga xamante ne feebar na nu saxaar kee ko de parce que kopp la ñuy taal te kopp ku nekk xam na ne amul matière organique. bokkul boo waxoon tey dañ laan dañuy polluer ñoom ñuy polluer mais ñoom la ñu yor ak ñun li ñu yor xam nañ ko ñun bari ñu ba ñu suñuy maamaat lii fi lañ fekk liggéey bi te bañ ko fekkee ba léegi wax fa dëgg yàlla gisuñu mais centrale bi mu fi nekkee ñun xam nañ ne ay maladie pulmonaire daf fi yokku. ngir soxna si li ci gën a metti sax ci mbir wi mooy dafa indi ab impact psychologique ci soxna yi. am na loo xam ne sax du doon yàqu-yàqu économiquement mais psychologiquement ab yàqu-yàqu la ndax toog fi mu nekk jigéen ñi koo wax bu ñu gisee ku ñëw dañ naan mbaa du dañ ñu fay jële donc loolu toujours mu ngi seen xel centrale bu dawee est-ce que waa site de transformation bi duñ leen fi jële ñooy leen en tout cas ñun li ñu si man ñu ngi koy def mooy fépp fu ñu war a waxee duñ ñu fa waxee fépp fu ñu war a combattre centrale bi duñ ñu ko def donc loolu mooy première yàqu-yàqu mooy état psychologique bi nga xam ne moom la nit ñi nekk. ci activité yu ñuy liggéey doon na ay activité yoo xam ne ci ay temps lay yam mu doon transformation bi ak li jëm ci wàllu mbayub kànj bi waaye mbay moomu ñoom jàpp na ne dee na ba noppi. galaw li jëmee côté bi bu ñu commencé peel rek dañuy sentir poussière boobu di ñëw ba ci ñun waxuma laa nag jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nii à presque 5 mètres de la centrale ñu ngi ci ginnaaw centrale bi donc lu garaaw a garaaw la loo xam ne ñu ngi koy seetaan amuñu feneen fu ñu daana seen doole. tool yi lañu amoon doon fi béy kànj port bi ñëw na nangu ko genn wàll léegi yëpp kenn dommage waxuñu leen dara des années topp nañ ciy daw kenn waxuñu leen en plus fii lañ am bi fi daan doole muy Xelkom bii ci yoos bi période la bu nawet bi passé lañ fi ne presque 1 an mu fermé donc moment yooyu la ñu mën a géej am seen gagne-pain en plus bu leen andilee centrale ak poussière mu leen di andil ay feebar ëllëg ñoom duñ ko xam gisuñu ko léegi mais ëllëg lay garaaw bu ñu demee ba seen tey yenn année yi moment boobu lay garaaw. boo xoolee 29 hectares yi centrale bi tegu lépp ay tooli kànja la woon gannaaw 29 hectares yi ay kànja la woon fii ñu taxaw nii si gannaaw ay tooli kànja la woon te jigéen ñu doon daan def bu nawet bi ñëwee xam ne liggéey dootul am jëndu am ñu dem defi mbayu kànja donc di mën a subvenir à leurs besoins li ñu daan jëlee si kànja gi sax moom lañ daan investir fii pour mën a am début liggéey bu ñu liggéey fii itam li ñu fiy am moom la ñuy yóbbu sa tool yi muy labourer si fay si ñi ñuy liggéeyal donc muy ñaari activités yi nga xamante boo xoolee fii si Bargny ñaari activité yu dee la muy transformation deewagul mais si la jëm mais mbay moom dee na si biir Bargny te wax fa dëgg yàlla moo nekkoon suñu baneen wi. ñax mu vert mi rafet lool dem sax bay tàmbalee yàqu terrain yi nga xam ne ñoom moom lañ doon jëfandikoo itamit mënuñu ci liggéey li ni mel doon lu metti ci soxna yi.
waaw parce que ñun dem nañu ba gisee réseau parlementaire yi nga xam ne dañu dox ci environnement dem exposer fa problème yi xam leen ne yéen a def seen i texte ak seen i loi te léegi boo xoolee lépp dañ ko bafoué amul texte yi nga xam ne moom la woon ci wàllu environnement muy article 13 bi nga xamante ne dafa par exemple fii ñu nekk muy site de transformation bi digganteem ak dëkkuwaay dafa war a doon 500 mètres muy ab zone tampon mais yow yaa gisal sa bopp ñu ngi ci miiru central bi loolu la ñu wax ñu xam ne bu ñu liggéeyee ba sonn ci miir bi la ñuy wéeru te loolu fa dëgg yàlla ku fi ñëw di nga ko gis donc loolu muy lu nga xamante ne lu jaaduwul la état du Sénégal bu fekkee ne moom moo cautionné parce que boo nee état du Sénégal mooy par exemple direction de l'environnement et des établissements classés ñoom ñoo joxe quitus pour ñu tabax centrale bi mais bu fekkee ne ñoom ñoo joxe quitus te xam nañ ne ab état moo war a protéger ay population donc nun loolu jaaxal nañu état moo war a gérer ak population jàppale leen ci seen nekkin lu mel ni BAD par exemple Banque africaine de développement la tudd donc ku développé wul waruloo yóbbu nit ñi à la pauvreté te fi mu nekk sentir nañ ne ak projet centrale à charbon bi banques yi lii leen waroon defuñu ko mooy génn nañu xaalis nit ñi di yuuxu ñu waroon ne téye ba xam lan moo tax yuuxu yi am ñoom ñu delluwaat dëkkee sa waat parce que dama leen wax ne étude d'impact environnemental et social nga mën kaa def si dëkk te mën loo xam ne fii ay jigéen a ngi fiy liggéey donc fan la ñu jaar la centrale est à 2 kilomètres or que la centrale nous sommes à 0 mètre de la centrale yooyu étude fan lañ ko defee donc daal loolu lañ ne état na jël ay engagement jël ay responsabilité fu mu war a taxaw population mu di ko taxaw baat itam mi nga xam ne dafa war a financer pour nit ñi développer moom sax bu laa dugal xaalisam na xam fan la koy dugal mais ñun xam nañ ne ñii fautif nañu mais état fautif na. ak activité soxna yi bu yàqoo rek yeneen activité yu bari dina ci topp. bu ñu yàlla dimbalee daal ba tàkkul nu sant yàlla baa ñu defee leneen la dul lii bu nu ko mënee am moo nu gën a métti na trop foo ko takk rek weesu na fa foo ko takk weesu na fa ndax fii du bari ñi rek. fii ba Tëngéej fii ba Caaray yëpp dañuy ñëw fii góor a jigéen ñëw boo demee te fële fa ngay fekk xale lu góor yi ku si liggéey ba wàcce ñu fay la sareet bu nekk ñu fay la si 3500 kon yaakaar naa ne am na njariñ. kon maanaam yéen da ngeen di créer emploi fii fii ba dul keccax bi xale yu góor yi ah ñeneen ñu jóge fële ba jàmm gën Pikine ñoom ñëpp dañuy ñëw fii di liggéey si. sareet bu ne 10 kees boo ikkati ñu fay la 3500. maanaam daal yéen boo leen liggéeyul bu seen liggéey doxul ñoom aussi seen liggéey du dox. li mu ëmb moo bari gaal yi ñi seen borom mënuñu toog ndax xaalis moo si dugga ay millions moo see dem genn gaal nga gis rek lakk na fukki millions. lépp la ñuy daal di récupérer même sax xolli tujjën yi. secteur bi jëkk mooy par exemple coque ku nekk xam na ne si biir àll bi lay jógee muy coque d'arachide bi. Touba Kaolack Fatick Kaffrine fu ne lañ koy jëlee ñëw di ko indi donc loolu rek économiquement am nañu dimbali parce que ñoom daawuñu am coque bi nu ñu ko def léegi bii lii commencé ñu commencé di ko indi di ko jaay benn jën bi nga lakk ka boo ko lakkee mën nga ko génn nga dindi jën bi jaay ko parce que mooy si consommation alimentation la bokk surtout ak ferñeent yi nga xam ne dafa nekk si biir nga pare nga jël xolliti jën yi ñun jëluñu jën entière di ko jaay ñii de farine de poisson mais xoolatu jën yi lañ daan jël di ko jox ñii ñu wal ko jaay ko pour ñuy def aliment volaille ak bétail nga pare si xoolatu jën bi suuf si nga xam ne fi nga tëraloon jën bi bu dee tool boo amee sa tool moo gën a gaaw si ferme pour mu sa li nga bay maanaam loolu dafa day tax terre gën a fertile donc xoolit bi aussi ñii nga xam ne dañuy def élevage. pël yi dañu ñëw di ko jënd si di ko jox seeni nag pour ñu di ko lekk am soow donc lii tourner autour lii tourner si jën moo bari te ku nekk di si gis sa bopp. Guinée yaa ngi fi Burkina Côte d'Ivoire Mali ñu ngi fiy nekk ñi gis ñu yor ay moto yëpp si foofu lañ jógee benn ñaareel ba fu mel ni Sendou fu mel ni Minam dëkk yi ñu wër ñëpp fi la ñuy jëw daan seen doole waaw boo demee tey fu mel ni Njàmbur ak Louga bu ñu defee seen i gerte ba raar ba mu jeex fii mooy seen campagne première pluie moo leen fiy jëlee te liñ fiy jëlee macha allah bu ñu delloo dëkk ba ñoom xam nañ ko ñii fi nekk di loolu saa yu ñu demee dañuy indiwaat ñeneen parce que xam nañu lii ñuy gagné si activité bi. nappkat yi di si gis seen njariñ rawatina charrette yi nga xam ne ñoom ñooy indi jën bu bees bi. waaw. mais fii nii
ginnaaw garab gi. borom kër yi itamit li ni mel daal di leen di jaxase ndax nag bu seenu liggéey soxna yi yàqoo rek dina feeñ ci biir kër gi. ñu jàngate métti bi soxna ni ñu koy dund lu ñu métti la parce que vraiment soxna yi suñuy soxna lañu suñuy yaay lañu suñuy jigéen lañu suñuy jabar lañu suñuy rakk lañu ba tax na ñoom lépp lu ñu am fii kër gi lañ koy yóbbu te kër gi boo ko seetee ñaar ñoo ko bokk muy jëkkër ak jabar. te jigéen ñi nekk nañu jàmbaar yoo xamante ne ñi si ëpp mën naa wax ne ñoo yor seen i kër yi donc muy amee loo xamante ne lu baax la si fii ñun dafa ñuy gën a yombal suñu liggéey rek parce que tam vraiment jafe-jafe yi ñu si am metti nañu parce que bon secondo maire bi fi nekk comme maire waroon na ñëw jàppale jigéen ñi boo ko seetee à l'heure actuelle dañu doog a jóge si nawet bon ndox mi bari na fi bon te femme yaa ngi bëgg a liggéey bon léegi pour ñu traverser pour ñu dem liggéey dañuy traverser ndox mi te bon léegi li ñuy liggéey suñu kër gi lañ koy yóbbu donc maire bi xamante ne mooy jawwate ñëpp waroon na ñëw à secourir ña premièrement waroon na fexe ñu évacuer ndox mi mu jóge fi bon defuñu ko jigéen ñi ñu ngi am seen propre moyen di wéeri di def ay démarches pour mën a liggéey bon loolu moo leen parce que bu ñu ko deful aussi day métti si ñoom métti si famille bi donc loolu vraiment ñu ngi nekk loo xamante ne kontaan nañ si et ñun tamit ñu xamante ne ñooy suñuy jëkkër suñuy jabar yi vraiment ñun kontaan nañ si ñoom parce que vraiment jàpp nañu si kër yi à 100%. bon fu ñu joxee dërëm ñoom joxe nañ fa dërëm loolu ak sant yàlla daal. bu fi nekk yéen tam aussi doon ngeen ay nappkat bu fekkee ne par exemple da ngeen indi jën yi. ñoom ñoo koy jënd itam. si bon bu ñu andee jën yi ñoom ñoo koy jënd parce que tam jënd bi ñun ñii koy andi parce que tam andi bi moo baax si ñoom parce que ñun suñu demul ñoom duñu mën liggéey donc ñun ñoo bokk liggéey bi daal. bon li ñu ko bokkee nag ñun dañu ñaan yàlla affaire bi gën a barkeel liggéey bi gën a barkeel ku nekk xeej si daal. yenn saa yi soxna yi jaxle loolu ba xamuñu fa ñu jëm ñenn ña dañuy mujj sax bàyyi dellu seen kër ni ki soxna si. fii doon fi doon liggéey mais liggéey bi dem na ba poussière centrale bi dem bu ëpp nu doole nu ragal bàyyi dem ñibbi mais année bi yëpp kii bi yëpp avant nawet ba tey liggéeyuñu. waa moom lan moo tax mu dellu si waat. ñu nu déggee centrale bi tàkkul noonu ñëwaat am fitu ñëw mais bi muy tàkk dañu ragal pour ñëwaat fii moo tax nu delluwaat dëkk ba toogaat te lii noo sunuy doom ak sunuy yaay ak sunuy baay yëpp si la ñu xam juddoo si màgg si ba tey nu di ko liggéey mais centrale bi ñëw ëpp nu doole amatuñu si la nu jàpp nu dem dellu mais lii si la noo suturloo nu lépp si lii la ne ginnaaw yàlla ak yenante ba nu lépp si lii la ne. ah kay centrale bi depuis ba ñu nekkee ci site bi ba léegi gisuñu ko benn yoon mu daldi saxaar li ñu xamal. centrale bi ça fait plus de 4 mois doxul donc cela veut dire que mënul amalu leen benn njëriñ donc mun nañ seet beneen alternative pour dul bii. depuis centrale bi daal li ma seetlu depuis 4 mois ngi nii saxaarul. yoon daal la fi génn tuuti saxaar. bile situation nag a tax ñoom ñi la ñu jàpp ne bile centrale à charbon amul benn njariñ ci communauté bi. te lii amalu na njariñ centrale bi benn njariñ amalu na ko nag loolu am yaa xam ne ma sëkkalu na andi fi mu nekk nii ba xeesee ba tàkk poussière bi noonu amuñu fitu toog fii yëpp dañuy dem dugg si biir mbaar mi kenn duutoo mën a liggéey dara ñun ñëpp si biir mbaar yi la noo dugg a toog. dans ce nganda ay organisation société civile comme Lumière Synergie pour le développement jàpp ne centralu këriñ bi nekk fii ci Sendou nekk na loo xam ne day indi ay jafe-jafe askan wi rawatina soxna yi te amul benn njariñ. femme yi ba tey ça reste à voir boo ñëwee fii xool xam ne vraiment jigéen ñi ñu ngi am ay tolof lié à la centrale bon ñun fiñ ci toll mooy que ne parce que ñun li ñuy wax rek mooy que ne BAD na respecter ay politique am ses propres politiques de sauvegarde environnementale et sociale ce qui n'est pas le cas pour Sendou parce que ku ñëw Sendou xool jigéen ñi niñ nekkee ak centrale bi nekk côte à côte di liggéey xam ne BAD dafa faillir à sa mission. parce que ku ñëw xel comme xam ne jigéen ñi loru nañ ba pare si côté économie bi am na loraange si côté environnement bi am na loraange côté sanitaire côté yëpp foo laal rek am na foo xamante ne ni centrale ba dafa indi ay loraange yu jéggi dayo kon ñun jàpp nañ ne suñu xaalis bi ñu jël di ko financer projet mu ngi lor suñu askan. ñu dut baaraam
Banque africaine de développement ne nag lépp mooma. di liggéey xam ne BAD dafa faillir à sa mission ñun li ñuy def rek mooy di ko remonter les bretelles mu respecter li nga xamante ne nii moom moo ko moom. parce que BAD day ne projet am du lor benn nit te projet bi boo xoolee ci suñu gis-gis pratiquement dafa lor toute une communauté gën ci bëri nag les femmes transformatrices foo xam ne ñu ngi wax ay junni femmes yoo xamante ne ñoo ngi liggéey nga teg benn projet boo xamante ne day am ay impact négatif ci seen vécu day nasaxal seen koom-koom loolu BAD loolu waru ko parce que comme moom ci développement lay liggéey warul yaaxal kenn mais dañu gis na que projet bi moom wax dëgg fa yàlla dafa passé à côté. te it doon na jamono ji nga xam ne ñi ngi xeex ngir nag lépp loo xam ne mi ngi jublu ci wàllu këriñ ñu jëlee ko fi ci Afrique lépp. au niveau continental bëggatuñu gis financement charbon ñun loolu mooy suñu liggéey mais nag comme communauté Bargny ñoom dañu ne délocalisation pure et simple de la centrale la ñu soxla. tey jii nag soxna yi pare ne ñoom lu ñu bëgg rek mooy bu fekkee ne nguur gi bëgg nañu liggéey bëgg nañu jàppale leen dafa war rek daal di fii jëlee bile centrale ndax nag sonal na leen loolu. 200 milliards bëri na bëriwul mais nag 200 milliards par rapport ak askan bi par rapport ak dundunu askan bi bu fekkee ñoom seen xaalis bi ñuy suñu xaalis africain yi dañ ko jël pour l'or africain ñun amalatuñu njëriñ gisatuñ ci suñu bopp. BAD mu retiré wu ci financement au charbon tout simplement la BAD se retire sur le financement du charbon partout en Afrique nag. ñu délocaliser la centrale délocaliser parce que lii mënul nekk jigéen ñi mënuñu leen yëkkati buñ leen yëkkati amuñu fuñ leen yóbbu bu fekkoon sax jigéen ñi ñoo fekk centrale ñu naan ñoo leen fi fekk yooyu mais loo xamante ne c'est des générations ci ginnaaw ñoo fi nekkoon da ngay gis femme bu am 50 ans mu ne la maamam moo fi nekkoon donc maamam bi mu fi nekk moom ban âge la amoon kon ay générations yu bëri jaar nañ fi alors que centrale bi c'est récemment en 2009. donc daal muy activité boo xamante ne dañu waroon a am ñu ñu jàppale bu baax a baax surtout état buy nit ñëwee ñaanuñu la ëpp ñu tali bi di taal newuñu ci rajo yi du yuuxu lu may li ma nekk bàyyi leen ma suma liggéey loo ma mën a boole loo ma ci mën a dolli nga dolli ma ci noonu foofu lañ doon séentu état foofu lañ doon séentu banque africaine de développement. soxna yi di def liggéey bu metti di def liggéey bu rafet di def liggéey boo xam ne day jur yeneen liggéey boo xam ne day dundal askan wi tax na ñoom ñu jàpp ne lu ñuy dund doon na xoqatal ci wàllu koom-koom waaye tamit doon na xoqatal ci wàllu psychologie li ni mel nag tax ñu bëgg centrale bi daal di fiy jugee ndax doon na liggéey boo xam ne ñoom mënuñu ko bàyyi dem feneen ndax nag seen maamaati maam ñoo ci nekkoon. site bii nag ay waxamande ay mag waaye tamit ñoo xam ne âgé nañ loolu ñi ngi fi di fi daan seen doole jàppale seen njaboot te it jafe-jafe bu fi am rek ay junni famille dinañ ko sentir fii ci Bargny Géej li wër Bargny yëpp. ñuy jaajëfal bu baax a baax soxna Fatou Laye Mbaye Diop ci liggéey bu mucc ayib bu rafet lool bi mu ñu defal ca Bargny li ñu fas yéene dellusiwaat tiis la fukki fan ak benn ci weeru avril ci atum 2016 yéen a ngi fàttaliku ci dëkk boo xam ne mi ngi nekk ci 20 kilomètres Saint-Louis ñu koy wax Salguir Diagne village boo xam ne amul ndox bu ñuy naan village bu am problème mu électricité benn gaal suuxoon fa lu toll ci juróom-ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan suñu naataangoo Cheikh Sadibou Seye delluwaat ci village boobule ñu fàttalikuwaat ñoom jafe-jafe yu ñu dundoon bés boobule waxit jafe-jafe yu tar yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci jamono yi loolu lañ leen fas yéene dégtal muy reportage tamit bu mucc ayib bu suñu naataangoo Cheikh Sadibou Seye bi nga xam ne ràññee nañ ko lool defal ñu ko ci Salguir Diagne ay ci leen ñu seetaan reportage boobule.
nga xam ne dañu xëyoon parce que dafa am ay tool yu nga xamante ni dafa am si wàllu ñu koy wax wàllu teef léegi ñoom dañ fay faral di dem di dagg soble pour lu ñu yóbbu seen kër mais bis boobu am na ñu nga xam ne dañu xëyoon am ñu nga xamante ni dañoo taal añ ba pare gont fekk ñi xëyoon foofu mais bi yàlla defee ñu gont ba wàcc jot léegi bunt bi nga xam ne fi leen jaaroon bunt baa ngi nii sama côté ndeyjoor fa leen jaar yëpp gaal gi ñëw bi fii ma taxaw nii tey si digg bi yàlla def benn xale bu ñuy wax Ousseynou Sall moom mujj na des si affaire bi ak yaayam màggat moo doon yaayam Youssou mooy papaam léegi xale bi nee ñu moom si boppam dafa tëb rëcc yaay ji léegi bu mu rëccee yaay ji doon ko dabaatal xam nga doom dafa neex léegi ni ko yaay ji doon dabaatalee foofu gaal gi demee benn boor léegi nag ba gaal gi demee benn boor ñoom ñëpp ñu fekk si xale bi nga xam ne tey moom sax faatu na si mooy Papa Diagne moom moo yoroon gaal gi léegi bi ñu ko fekk see moom doom waalo la mën na fay mais boobu instant boobu affaire bi ëpp na ko lox yàlla def ñoom ñëpp gaal gi duy ndox léegi bi mu duyee ndox am ñu nekk si tool yi dégg yuuxu yi pour ñoon xale yi sangu la ndekete boobu ñoom ñu ngi suux léegi bi ñu ñëwee ñu daw songu gaal gi tey fekk ñu tëj ko ñu mujj jël jaay si dagg kanaar bi pour mën sauver leen mais yàlla def avant ñuy ñëw fekk am na ñoo xam ne suux nañu léegi bi ñu suuxee ku ñuy wax Magan Ndiaye moo fi jëkk ak Iba Diop ak Adama Ndiobo léegi ñoom bu ñu ñëwee man si leen daw si woo ma kër ga ma bàyyi sama liggéey ñëw ba ma ñëwee fekk naa ndeysaan ku ñuy wax Bate Adama Diagne mooy jëkkëram moom fële la faatoo presque àggoon na mais bu mu demee ba fee fa la ko yàlla moome mais ñeneen ñi nga xam ne man maa leen génnee fii laa leen génnee si digg dex gi muy Awa Ndiaye ak Magat keroog ba ma ñëwee jël gaal gi di leen génnee kenn ki maa ngi fekk mu boot doom ci mi ngi faatu si gannaawam ànd ak yaay ji beneen xale bi ñuy wax Papa Diagne ci mu yoroon gaal gi moom dafa doon fay dem am na ñaari fan si ndox mi mënuñu ko gis sa suba ba dana mujj ñëw jël gaal ñun ñu wàcc di nuur si suuf di ko lam mais gisuñu ko parce que gannaaw suba sa la soogam feeñ yaayam Aminta Ndiaye la tudd moom fee la sëwee ak Caane Diagne Caane doomam dee na si Aminta Ndiaye mi jur Papa Diagne bi si dee na si ak beneen rakkam bu ñuy wax Naatago Diagne ñoom ñoo si faatu. liñ demoon tool suuf lay ñu dem bay wàññeeku après mu këpp suuf bi gaal gi suux après kii tan màggat Ousseynou tëb après mu kii après gaal gi dëng après mu suux après mu këpp suuf bi taxaw si ma jàpp si gaal gi après sama yaay kii sama yaay jàpp si bant bi après bant bi daan après mu suux après mu dee ma Pape Diagne mi yaay man day naat muy déet ak man muy yaay ñu nii rek nii demee ak mun ko yaayam ni ko waaw yàlla lu tudd rek après dañu di jàpp si paan bi di kii di après Caane taxaw sa kii barax ba man ma taxaw ak ñun ñett ñoo fi sooy. man ne si laa bokk mais dama tëb di féey ak sama doom di féey ba si benn barax ma jafandu sama doom wàcc sama digg ginnaaw sama loxo caan mooy ma téye ko sama doom pour bañ mu rëcc mais metti na daal. metti ndax man maa nga woon ci xale ya maa nga ca woon man mii ca laa nekkoon ñoo ànd xëy mii sama ay xarit yu baax ci man ñoo ànd xëy ba ngoon ñuy wàcc tàggoo si jàmm ñu daa dee dem waaye keroog bis boobu moom ba nii bu jógee si man wallaahi dafa mel sama àddina dafa tukki lépp dex gee ko waral. ñëpp a doon yoo ndax dañu tiit ñëpp a doon yoo kenn nit daal gisul benn moromam ndax yow yaa ngi sëwee sa bopp. ñun nag ñu ngi dund métti bu nga xamante ni fii si Sëlgir du ndoxum naan du yoon du dara lu nga xamante ni ñun suñu wàllu bopp gis nañ ko te fu ne jooytu na fa fu ne dem nañ fa lu ne daj nañ ko enseignant bu fu ñëw da ngay mujj bàyyi sa liggéey ndax lan ndax problème mu yoon man mii damay jël gaal damay joow wa sama wet yi métti
te risque la yëpp ay ñu nga xam ne xamuñu si ndox dara nga yeb leen si gaal di leen jàllale ñuy jàng pour ñu jàngal say doom loolu risque la ñun nag képp ku ñuy dimbale te yàlla tax da nga ñuy dimbale si wàllu yoon ñun soxlawuñu sax pom waxuñu pom noonu am dig ba nga xamante ni ku jóg daa si man jaar loolu kese la ñuy sàkk. booy naan nii da ngay laab bi ba pare doo ngay naan bala ngay naan da ngay eau de javel da ngay def lu ne doog a naan biiru xale yëpp a ngi daw amuñu yoon amuñu ndox bu ñu dimbaleen ñu jël ñoo ngi nii war a ziar àllarba si jàmm incha allah te gan yi ñëw dañu war a jaar ci gaal yi ñëw te xam nga ni loolu wóorul risqué la rek te am na ñu nga xam ne ñemewuñu gaal ñemewuñu saret pour jaar ci ndox buñ ñu dimbalee si yoon nag dina baax torop wax dëgg yàlla jigéenu wérul yaa ngi nii buñ fi nekkee bu ñu tolloo diggante dañ leen yeb si gaal wala ñu yeb leen ci saret sonn nañu torop wax dëgg yàlla sonn nañu. gis ngeen mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu ñaari naataango yooyu di soxna Fatou Laye Mbaye Diop ak Cheikh Sadibou Seye bi nga xam ne def na reportage bu mucc ayib ci bopp coor ba jël ci raaya ñu ko ci félicité nii lañ fas yéene def seen émission dossier sur table dem